King tay amu démocrate ñëwal. ma ñëw ndax démocrate mu ñëw démocrate waa démocrate moom suma koto la moom bàyyil mu ñëw kon démocrate fa na am ngeen nelaw de waaw moom ngi busy tuuti kon bàyyi ma ñëw kon ok waaw nawoon fawoon rek mel ni lan laa doon wax rek because of after si man sama yi mënoon a génn sax dem doxlu ndaw dem toppatoo dara ñëwaat ma ñëw fekka am na benn koto bu doon wax de di jéema tuumal Halifa Sallah yeena things waaye mujjee ma déglu yëpp nag yee tuuti rek laa si jot a diga tuuti rek waaye pour dellu rek waxaat ko ne Halifa dafa clean pour politique yi Gambia kañ Halifa dafa clean Halifa kenn mënu koo tilimal ba si politique yi Gambia 3 years boobu noonu Halifa leeral na yëpp so xam nga so ku ñëw bugg a delluwaat wiiri waat bugg a koo wax leneen la def loolu moom tuumal la rek te doomi Adama bi moom noo mun a mel doo ñëpp mënul laa bugg a xam nga so ñu jéem a seet way forward xam nga ñu votal Halifa Sallah taxaw 2026 xam nga PDOIS is the only solution. ba Halifa Sallah nekkatu fa di nekkatu fa di non Halifa Sallah fa ba tey xam nga yow soo nekkut PDOIS doo mun a xam PDOIS naka lam dee woogee Halifa Sallah moom si boppam moom bugut a taxaw waat understand nga bugut a ñaanaat toog bi waaye su ko PDOIS soxlee parti bi si boppam su ko niidee moom munut si dara obviously dafa ñëw ok xam nga so su fekkee nekkut fa sax waaye PDOIS ñoom seen boppa parti bi si boppam yoon yàllam dee dox yoon boobu noonu moo baax yoon boobu noonu moo mun a yore Gambia yoon boobu moo mun a teete Gambia pour Gambia dem si good direction na Gambien si taraay ñu saanil PDOIS ñu bokka ñun ñëpp bu kenn seet xet kii lii la kii Joola la kii Bambara la kii Séeréer la kii Olof la o kii Sose la o kii Manjaago la ñu jël bi yëpp pak ko aside ñu seet Gambia waaye ñun ñëpp a dee wax benn woot bi ne ñu bàyyi di seet tribe waaye still now tribe leen dee jiital dañ koo wax every year di ko wax every day man bala ma dee gën a saat rek moo nekka su ma nekkee su ma dugalee vidéo nga man suma comment yi dama ko dee filter so maa ko dee war a approve balaa ñëpp di ko gis nga gis ñi di wax ni waa yéen soose yi nii yéen olof yi nii yéen nii lu daf ma dee saat loo billahi very sad nga gis gars yi di xulóoxante di saagante ndey naan UDP nii pour lan always ñu nekk si ay yow lii nga wala yow lii nga it's sad man King foog naa ñu demal Essa Faal de ndax du ma la xëcca si Essa Faal moom laa nekk di bëggee da bàyyi yow Essa Faal ñu bàyyi King moo daane after nga ñëw Jobis Essa Faal waa Essa Faal kañ non Jobis bala nga ñëw français wala ñëw de Hamza sorry Essa Faal moom kañ xarañ na trop sax moom jàmbaar la understand nga moom tam mooy loolu noonu loxoom tilimut bu baax understand nga moom mun nañ koo óolu tuuti waaye Halifa la ñoo gën a óolu PDOIS la ñoo gën a óolu dan keneen ak keneen understand nga loolu mooy main problème bi xam so ñun Halifa leen gën a óolu dan keneen ak keneen ku dul Halifa yow foog nga ne 100% fu soone Halifa su toogee na mun a génne Gambia so many of this problème bu ñu nekk nii boy bro gaawuloo dégga boy may wadde waaye billahi wallahi tallahi su ma waatee rek foofu laa em amatuma leneen lan laa see teg Halifa su ko joxee réew mi 2 years laa la wax 2 years 2 years Gambia dina am direction dëgg waxuma ne Gambia dina développe de xam nga jël Gambia développe ko def ko leneen loolu waxi politique la waaye ñëpp dinañ xam ne direction bi direction bu baax la. waaw su nekkee next 40 years things dina change daal. 2 years laa la wax. 2 years suñ ko mayee Halifa toog nguuri PDOIS toog 2 years Gambia dina am good direction bu moo dem. dëgg dinañ taxawal institution yu bari yu nga xam ne nii Gambia dinañ ko gis in a good direction. boy Halifa soo ko xoolee sa yow nga xam ne kii daat bu déggu la PDOIS seen boppa soo leen xoolee nga xam ne ñii mbiri njuuj njaaj bokkuñ si boy PDOIS is the only party
nga xam ne nii dundee politique ak xaalis dundee dem jëndal nit yi won ma beneen parti bu nga xam ne nii ku dee dem defi ku du def loolu kenn mënut a ekkati loxoom wax ne man suma parti duy def lii ak lii ak lii gaa yi ngay jëndal nit ñi every election. non waaye saa du ko Baro duy def loolu Baro. léegi may Hamza mu ñëw. non boy waay noo maa waxee ne Baro rek ngay pare nga maa wax ne boo ñu may Hamza bay ma tontu la foofu nga ne la non jarut tontu sax because of gaay Baro yi nekkoon su fekkoon gaay Baro yaa ngi fi sax munoon naa tontu. ok. waaw yow yaa ngi baax. waaw dara yow hey Hamza welcome. guys nañ tapate live bi nañ ko yóbbu 45. nañ ko yóbbu 45. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam yow loolu yaru lu nii yow. bro nuyu naa leen. fay nañ la yaa baax. maa ngi dégg sa gémmiñ baa ngi busy de. bul dégg sa papa dina la isil lekka. laptop nii gerte sorry. daal bi naa la isil lekka bul dégg bul jooy. hello. waaw ma nga dégg. all right. Okay, I just want to talk about maybe little things. One or two things only. Comme ñeneen ñu bari ñu ngi wax about Halifa. I think Gambian ci kay ñu bari xam nañ kan moo nekk uncle when it comes to our politics. You know, uncle moom tilim moom xëj na doo mun a wax 100% mu ngi set but sooy compter ñooñu moom mooy nekk number one. If you're giving them grading, he will be A+. All right. Another thing that I want to say, Mr. MJ, dafa am li nga wax when it comes to Gambia. Dama foog ne Gambia suñ main problem moo nekk education. Because so serious suñ percentage when it comes to education is very low. So serious dëkk yi nga xam ne dañ develop seen citizens yi dañ xam seen right. If you look at Senegal, for example, at least you can say most of their citizens, they know their constitution. Te doomi aadama nag soo xamutee sa luwa soo xamutee loo war a def sa liggéey kay everyday mistake ngay def foofu noonu. As long as jànguloo luwaay business booy def wala jànguloo luwaay si compagnie boo nekka, you always fall into the ditch. One of the many reasons why we the Gambians su ñëwee si voting we always look at kii suma doomi nijaay la suma doomi baay la suma doomi baajan la ñoo bokkoon school, because we don't know kooku noonu lan la moo dem defi sax. For example, man, I'm from Nyomi, Nyomi, because I can remember back then suñ voté ba pare ni MPC ni the guy never come back to our village. Du dee musa ñëwaat foofu noonu. And as I was going to school as a student at the time, you know, lu bari laa doon laajte suma boppa lu tax ñi campagne su jotee dañ dee ñëw fii tega sabar def lu nekk tooga maalo tooga benn cin, but suñu waxee ne élection romb na bañ announce results yi gars yi duñ dee ñëw si dëkk bi sax ñu leen jërë ngeen jëf. And that lady at that time most of suñ dëkk bi any development, all the things that she was saying, guys, let's put the live in your share, guys. You understand? Mm-hmm. Okay, another thing is that I believe if we want to solve some of the problems too, we have to start working with our education system. It's very important. Janga dafa am solo bu baax a baax. Even in Islam, it's been encouraged there to learn. It was among the first things that our Prophet did. And we the Gambians, janga sonalul ñu bu baax a baax. We think that once you finish grade 12, you are already a graduate. The difference between you going to further learns about the constitution of your country is the responsibility of every citizen. The government can never come down to your house and be explaining or teaching you your constitutional right. You take it upon yourself so that at least you can know li ugly long moma war li ugly small police tie li ugly la. But most of us, we don't know. While some of the youths they are in mile too, their family don't even know how to do it with the police. They don't even know what step they should take.
Okay. Another thing is that tey dafa am lu nga xam ne dafa ma jaaxal Yacine bu baax nuyu a naa la. There was one guy. I met him last week because where I worked, they were asking for someone, and they tell me that they would prefer to have a Gambian like me. So when this guy, I spoke with him, Munyo, I was having a conversation with him because he came through the Bagwe. So he left the Gambia last year in June, and imagine, from June up to date, they're still paying his salary as a teacher. Kokuno Neko di ligue almost for 1 year plus, and still they are paying his salary. I don't know, maybe someone could also help. Yeah, that was he told me. Wallahi, this is what he told me. Those are the ghost salary. Those are the ghost salary. Lolu bari na Ministry of Finance. They are ghost salaries. They are just, What the? Hi. You He's telling me that. You can continue, Hamza. Why Lolu? Hi. But guys, let's tap and share. Ning tap, share. But Okay. bro, that one, I was really shocked. You're not working and you're receiving that money. And he was telling me his full salary was being paid. Yes, some of them. Through his email. No, I King, told some him of them, that's don't not even, fair. the salary don't even go to them. Some of them, their salary don't even go to them. But people at the And then another thing that he told me, keeping them. when he was on the journey coming, there was a time he needed money, and he have to use his brother. Imagine brother be more than see regional office be. The brother claimed the more neka boy be, and then he requested for the pay slips. He was given to that. They give it to him without any background, checkup. Allahu Akbar. No, dega ñun Gambia, we are lazy. I swear to my Lord. We are not ready. We are not going. I totally give up in my country. We are not going. Don't give up. Don't give up, bro. No, we are not going. How can I come, Madwahala, man, my due? You just take documents and give it to me. Just like that. We have a long way to go. We have a long way to go. We have a long way to go. Wallahi, we have a long way to go. Even 2026, it is not for us. We're still not ready. We're still not ready. We're still the same people. Suma head, Morgan's ahead. We're still those people. We are not moving anywhere. Maybe those who are in the diaspora, at least they've been exposed. Guy in Janga, they know. But those in the Gambia, you vote. Because for us, there's no chance that we are going to vote. Chance bobu. So those that will vote, the mentality bu guy suma Paul Morgan Sose Morgan Paul. That's the mentality they have. They are not ready. They are not ready. So if suñ bëggee pare daal ñu war a teg loolu yëpp aside daal. Lii daf ñu oversonal suñ dëkk bi boy. Loolu dëgg la de. Gambia man dama dee xelaat, saa ku ma la just around 3,000 de foog sa dambi loolu la dee jar. Come on, sa salary is 6,000. You buy one bag of rice, you're paying rent. The next day you go and bake lift and go to work. No, it's really sad. Wallah, it's really sad. Suñ dëkk bi dafa over daw yaram boy. Nothing is working there. You talk right now, they just eating. The neka politician, nga neka MP, the next day sa beer binewina. Your families live in a very beautiful life, and you forget about those that selected you, those that were running after you. Wallahi. It's very sad. We need people who are honest. We need people who are honest. MPs, they are very important in us. As MJ said, don't be surprised. They're going to vote that in. Lulu, it's not maybe. They are going to vote it in because all of them are in for Barrow. He's going to give them money before December. So that bill is already passed. About something else. It's not in their interest. It's not their business. They don't care. All what they care was before, how can I be in that place? Nakalai toge tege for sumagadbi. Sorry for that. After they put their buttocks, they don't care anymore. Imagine they went and accept those motors. If those MP were honest, will they accept those motors? Listen, this government is a mess. It all started in 2017. Man 2016, Bokanasi. But after 2016, Bokumasi. Because one of the many reasons why Uncle left their camp, he knew all this nonsense will be happening. None of them were honest, starting from our grandpa
to the last dot, none of them were honest. They started what they started with Barrow, and now he's finishing it. Size. It's very sad. Let me allow other speakers to speak. But Jërëjëf. our education, janga dafa important. You try, nañ try ñu janga. Let us try to learn. Let us try to know our rights as Gambians. Let us try to read the constitution. Even country bonega. Try nga janga constitution. Nga muna xam. Man suma duggé ci problème naka lay génné fofu. It's very important. Constitution is just like, you know, the principle of Islam, what you should do and what you should not do. It guides you. Daf la dee teg si yoon. Da nga dee xam soo juumee sax nii laa war a tuubee yàlla baalal ma. The constitution also, it's a similar thing. Let us try to know our constitution. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jërëjëf. Tey Hamza moom dafa yaru waay. Waay jërëjëf waay. Non tey dama yaru tey laalu ma paa bi laalu ma kenn tey dama yaru. Dëgga Jobis nii nañ la. Cause ñu ngi doon oo démocrate moom fu dafa nekk ñu la. maa ngi leen di fay yéen ñëpp. nelawuma bro dama doon wut coffee rek. Ok cause dañ la ooyoon after ñëwuloo. Dañu bàyyi ak Jobis mu ñëw. Yeah, sure. Ok. ma ne ko maa ngi leen di fay di leen wax ne jërëjëf seen waxtaan bi am na njëriñ. because lépp pour Gambia mu baax la. waaye Gambia mu baax foog nit ñi ñu waxante dëgga. I am very happy ne so many people ñi nekk ci plateforme bi ñu ngi wax ne Halifa def na liggéey Halifa jub na waaye man lu ma leen di laaj mooy ñoom lan lañ def pour Halifa yokka support bi mu am parce que am nañu fi wax ne PDOIS ñoom duñ politique xaalis te xam nañ ne politique xaalis daf si bokka lan lañ def comme loo miin ne xaalis daf si bokka xam nga politique foog nga am xaalis pour mun a def lépp lu nga bëgg a def du dëgg waaw te PDOIS nekk na parti boo xam ne ay doomi Gambian fiw doomi Gambian ñooy jël seen alal di ko fa def di support parti bi te ñeen ñëpp nangu ngeen ne membership boobu noonu crowd boobu noonu nekkut foofu noonu li ma laajte mooy ñëpp ñuy wax ne Halifa liggéey na and they want Halifa to take the Gambia wala PDOIS du ma wax Halifa because Sidia is there Sam is there ñooñu noonu yëpp nit ñu clean lañ seen track record depuis 1986 ba tey mu ngi jub kenn mënut a joxoñ dara loo xam ne nii def nañ ko lu ñu warut a lekka la ñun lekka ko te ba Yaya Jammeh tam ñëwee from 1994 di génne décret sami Halifa stood ñoom Halifa ak ñoom Sidia stood toe to toe with Jammeh lim doon bugg a impose ñoom ñu bañ ko ba 2008 ñu ñëwaat mu taxawalaat coalition that was not and not lu ko yaaxa it was Ousainou Darboe 2016 we came again another coalition ku ko yaaxaat bu ñu winee ba pare it was the same person again. So now we are talking about ne Essa Faal. Okay, let's talk about Essa Faal. Essa Faal wants to lead the Gambia. What did Essa do for the Gambia? 80% of his investment, he's investing outside the Gambia. Yow da nga bëgg ñu jox la suñu dëkk bi pour yow nga lead dëkk bi. And yow, you are not doing anything in the Gambia, but you want the Gambians to give you the country. What has he done for the Gambia? Dañoo wante dëgg rek ñun ñëpp. Because of the new TRRC, after TRRC, there was COVID, you went around the country. Bro, mun naa la tontu si loolu benn 10 seconds so ma ko alawee man duma Essa Faal waaye in defense of Essa gis nga time bu Essa di pour nga understand rek xëy na xamuloo lii xëy na xam nga ko Essa investment sam ñu def Sénégal defu ko coobareem
ESA time bu moo def investments Yaya Jammeh mu was in the country and ask any businessman in the Gambia ñu bari soo gisee ñuy def lu mel nii because most of their investments waa ji daf ko day jékki-jékki mu siis te doo si mun dara so foog ñu bàyyi xel loolu ba pare ESA lu mu am Sénégal comes back to the Gambia man supportuma ESA waaye suñu waxee rek ñu naan lan la defal Gambia non xaaral ma explainal la rek ESA lu mu defal Gambia bari na man duma faani ESA de waaye ESA dëgg wax dëgg rek yàlla dëgg la buga ESA has been in justice ESA dem na ñëw na jàng na ESA liggéey na justice waaw démocrate make mu continuer ok bro Jobis dama démocrate li nga wax man xam naa ne during the impasse during the struggle so many Gambians were not coming to the Gambia and they were not investing in the Gambia. But 2016 to 2024 is 8 years since Jammeh left. Okay, MJ. So during that period, what has he done in the Gambia? Okay, can I come in? No. Comme kii nu doon wax rek comme lu ma bëgg a interject to Jobis I mean okay dama dee gis lii like so many Gambians all the time not only Essa Faal dañ ko dee wax Gambians su bari kii nan la defal Gambia pour mu run for president I feel that is not fair every Gambian has the right pour mu run for presidency so if you feel that you are competent enough to lead that country you have the right Essa either Essa la Mama Kandela or Ousainou Darboe whoever ku am sa alal yaa xam foo ko invest. You can understand. But UDP ñoo nekk di parti UDP ñoo nekk di only parti boo xam ne government suñ jëlee décision boo xam ne en tout cas suñ luwaa Gambie UDP ñoo nekk ñu ko xee mbiri naka mbiri gouverneur yi UDP ñu ngi demaa gaay court ne na wax ne dëgga recent court case yu dee am UDP ñoo si dee involve ak government bi. Guys, nañ yóbbu live 30K waay. Okay, man musuma toog ma gis Mama Kandeh mu ne dafa su government court ngir luñ def ni anduta luwaay Gambia bi. Man gisuma Halifa fu mu ko defee nee na wante dëgga waxuma Halifa musu koo def but Adama Barrow bu bëggee government bu mu ñëwee ak diggante tey. ndax ñun musu gis Halifa fu mu suyee government court. Jërëjëf. xam nga suñu wax ne leen wax dëgg bi rek ñu génn si. dëgg. UDP boo nekk di only party boo xam ne mu ngi jóg di ko def. lan la gars yi kay def ngeen exactly. ñu ngi yóbbu gars yi ko. UDP ñoo dee sous government code because of lu ñoo def ànduta loi bi. ok. yaa ngi understand soo demee Brikama right now si commission bi ñaata millions moo fa yàqu woon ay past 5 years. te million yi ñu ko yaaxa sorry Yankuba Darboe dafa ñëw explainer waa Brikama million yu fa yaaxu foofu ku fa ñu yaaxa million bi Adama Barrow ñooy la jël di leen dooleel ba tey bon UDP ñoo nekk di xeex loolu fa la mujjee government bi ñoo ñëw ñu dem freeze ñooy seen account bi fa leen ko teg loolu bu amee ñaar ban opposition leader moo gën a against ko. dëgg la. ñëpp ñu ngi gis. di nga mën a daaneel fu mu nekk di nga mën a daaneel bro. waa ngeen jégal ma kon ma daanelee fii kon. dëgg la non amuñ dara luñ laa jégal bro cause yow sa opinion nga wax cause dañu ibbi plateforme pour nekk pour mu wax opinion am. understand as far as yaa ngi respect ni saaguloo you are good bro. waxuloo daal loo xam ne daal dafa ñaxoon wala sa xalaat nga wax sa own opinion te dañ ko war a respect understand nga affaire yëpp loolu la waaw jërëjëf Baba apprécié nañ ko trop ok salaamaaleykum man maa war a wax de foog naa because yàgg naa fi waxuma man nekk ma fi woon nag xam nga so moo tax so bàyyi ma isi gars yi benn an boy moom fi ko na fi nag am ndaw waaw bro doon wax kii allo asalaamaaleykum maaleykum salaam léegi nii ngeen def jërëjëf live bi am na solo tey de ñëpp a ngeen dugg di wax sa xalaat waaw man day ñi fi wax ñëpp nag dinaa leen tontu ku nekk sa point ande pare na dama pare ba toog waaw da nga amee gloves si nii ba toog nii da nga sol gloves si ba pare
waaw pare grill ñëpp ma ne ki doon di wax ne Halifa yóbbuwul government bi court gis nga situation buñ nekkee nii Gambia fuñ nekkee nii tey UDP ñoo tax ñun ñu egsi si coono bii bugguma fi woon a wax sa affaire yi parti parce que loolu taxut ñuy def façon yi forum yi dañu war a wax Gambian si affaire yi taxi fu moo dugga waaye ma tontoogum wax bi njëkka gis nga su fekkoon ne 2016 coalition bi si luñ d'accordoon su fekkoon ne loolu moo continué woon ñun duñ doon egsi fii waaye 2017 gars yi dañ hijack coalition bi ñun ñëpp am nañ ko may faati bu mu génnee dafa binda ñëpp riit nañ ko ñëpp gis nañ ko buñ daay Halifa jox ko resignation letter loolu ñëpp a ko riit waaw léegi Halifa dafa boole boppam ba pare Halifa number one mënut a liggéey ak ñii because soo gisee ñu génnee woon Halifa foofu mooy lu nekk di dox nii si corruption bu nekk di dox nii biir Gambia su fekkoon ne Halifa mu fa tey kuy ñëpp di topp muy tey dinaa tudda muy ñoom Amat Bala muy ñoom Henry Gomez la kenn du nekk di jël lu ñoo jël nii ñii luñ jël fii 2016 kenn xamul lan moo dugga si Gambia 2017 xaalis boobu Bagway boy si sax mënoon na leen a dimbale ñu indi Halifa bu mu génnee lu mu wax ñu duggoon Bagway nañ leen fa bàyyi ñu wax ne ñu defal leen dara si Gambia bi waaw loolu nag xaalisi taxi ak affaire yi féeri bi ak taxi juuti yi suñ yaay di fay nekk si marché bi ak pensionnat si nga xam ne sax duñ leen dee mun a fay système bu nekkoon foofu di old system from 1965 independence buñ ko amee benn tey old system boobu moo fa nekka gars yi nanguwuñ pour ñu change système boobu loolu moo tax Halifa mu ne regime change but the old system is still there. Yeah man. waaw. dëgg la de fi nga tee noonu foofu la tee ko foofu. te gis nga dëkk bi man dam si suma gis-gis nu ñoo génnee ak nu ñoo waxee nii forum su ma dee déglu du ma dee dugga di wax waaye man lu ma gis nii Gambia ceeñaangut de Baro mi dafa dem be 31 ñaanuñ ko yàlla nag parce que parti yu bari yi moo taxoon Halifa mënutoon a win ndax 2021 man ku ma waxoon ne P2S duñ win dama ko fuñ dem ñu wax manifesto nga wax agenda ñu ne hey waaw ñii rek ñoo mun a amee dëkk bi ñii suñ amee dëkk bi ñii la ñu jox suñ karta waaye élection si buñ ñëwee buñ compté ñun ñëpp gis nañ result si naka la mel te Gambian si tamit ñoo war a bàyyi di jaay seen ngor ñu jox la benn saaku maalo ak 1005 boo xam ne mënul laa yóbbu 1 month nga war a sofa for 5 good years. Good years gis nga ak 11 months yaa ngi ko sofa koo wax tey mu ne la dëkk bi neexut. Gambia suñ maire yépp ak suñ paay yépp ñu jéegal ma de because ku amul di nga ñaan ñoom ñépp xëy na suma mbokay sax ñu fa ñoom ñépp ñu ku nekk ñu ngi yalwaan tey demal Kairaba Avenue demal si supermarket bi nga taaw wala suñ xale góor yi suñ xale jigéen yi sàcca yi soo gisee mu bari nii loolu la xale yi amuñ si dara lu ñoo téye te Halifa waxoon na leen ko old system bi su fekkee ne génnee nañ ko foofu loolu dina doon feeba yuut si man muy waxaa yow tey sàcca yi dem nañ suñ kër sàccakat bi fekk gaay ñu ngi patrol buñ ko dóor ñoom ñoo ko jël seen loxo tey sàcca yi dem nañ suñ kër neexut benn neexut nit ñi ñu ngee liggéey ñu ngee fay tax tey la coono bi gën a bari soo demee si marché bi nga fekka nit ñi ñu ngi toog si naaj bi benn naaj bi laka seen yaram yi te with all that they can even have eye cancer or skin cancer because of too much of sun. wante ana seen xaalis yi fu moo dugga seen biir yi seen doom yi suñ jeexalee school sax duñ am fu ñoo dem pour def skills. wallahi ñoo mën a liggéey sax amul. wallahi xaalis bu ñëw gaay tee ko lekk ko seedoo ko seen famille su fekkoon ne ndax Halifa mu fa woon laan yii oncle Dabo yi nga ko see tudda di ko si tuumal ak moom Baro loolu du doon am xanaa du Dabo rek moo jël laan ak Baro rek ñoom mi neen ku si nekk jël nga laan nañ génn nañ confess ñoom mi neen waxal de
ana ko waxal de. jeex na tàkk. waaw ak suñu oil bi xam nga man yàgg naa di déglu lu ñoo wax dafa wax lépp su waaye yow wax nga lépp sista. déedéet bu ñoo wax déedéet lu ma war a wax te yëpp man suma gémmiñ bi yàgg na mu ngi xeset ak suñ oil bi ñoo wax yëpp bi ñoo yàgg di wax suñ oil bi depuis time mi baro bi ak Macky Sall ben tey ana suñ oil bi boobu waaw man moo ma jaaxal de suñ gémmiñ yi léegi kenn du dee wax loolu ana oil bi suñ duba yow déedéet yow da nga jum sa sister doo leen time mi Macky Sall ak time mi non da nga naan time mi Ablaye Wade laa la wax ak Yaya Jammeh depuis kaaka Yaya Jammeh xëj na moom soo gisee Yaya Jammeh bu mu doon wax ne dinañ Gambia dina mel ni Singapore xam nga ñu bari ñu doon xalaat fan la Jammeh di jëlee xaalis fekk ñun sax xamuñ woon affaire oil bii xanaa yow supporter nga Macky Sall nga non ok waaw waaye léegi baro bu mu ñëwee buñ demee gas yi bañ gis suñ oil bi waaye after baro daf leen yóbbu into a wrong place won leen ne gañ tas fii gisuñ fi oil ñun ñu ngee laajte ñun Gambian si man maa ngee wax fan la suñ oil bi nekk béykat yi sax mënuñoo jënd seen gerte bu mu doon di jënd ciment yi ak suuf yi eegul loolu suy yokka du mun a yokkee more than double of the house rent te lu ñoo wax nii ne Halifa dafa set Halifa kenn mënu koo tilimal soo gisee Halifa continué wut si coalition bi buñ ko hijackee coalition bi rey nañ ko suul nañ ko ñoomi neen coalition bi mu ñoom duñ mun a continuer du Halifa rek anti so xam naa ne moom di nga war a daaneel de ñu war a indi keneen soo bëggee mun ngaa nekkaagum fii bi after suñ dematee round rek nga ñëwaat. ma ne waaw bilaay yéen moom maa léegi déedéet lu ñoo war a wax fu mu nekk nii nañ wax naka la nañ sensitiser ko 1 minute rek dama la ko ñaan loolu laa ko ñaan ko pour mu daaneel loolu laa wax sister ñu war a wax waaw mais sister bi woon ok mun ngaa daaneel after ñu may cee nga ñëw ok ñu waruñoo wax sax affaire yi ñu war a wax rek ne kii day suñ ko joxee réew mi dina ko mun a yóbbu lu yóbbu réew dañu war a seet ku nekk sa manifesto dëgg bu wér waaw man loolu laa eegaaguma si loolu waaye loolu laa bugg a wax dama nekkoon di tontu gaay ok ñu seet ku nekk sa manifesto ok te suñ leen laajee yéen naka ngeen di yóbboo réew ku nekk dañu dee wax ne loolu mënut a yóbbu dëkka never sovereign wealth moo mun a yóbbu dëkk bi waaw baax na keneen mun naa wax jërëjëf anti apprécié nañ ko trop sa contribution léegi ñu may cee ñëwal waaw man fona ata ci war naa mën a ñëw de sang man na ma la oobe soona billahi yaa man nuyu non bàccee si daane de woon ma ñëw man su ma wax du bëri sax dafa am lu ndaw lu ma war a maa ngi nuyu ku nekk cee doo ekkati sa baat tuuti rek guys nañ tapote live bi nañ ko yóbbu 35 kasat ak fu mu nekk di leen wax li ma si bëggoon a contribuer man nekkuma benn parti waaye when it comes to man Halifa Sallah man neema laa dëkka waaw neema kunku laa dëkka mos naa tasee moom si benn dëcc ñëpp nekk si jumaa bi man xaw ma ko waaye maanaam moom ñoo toog di laas fuñ toogoon ma gis kii num down to nit yaa ngi ko ut moom mu ngi toog ak man waaye jéemuta équité baatam sax pour wane ne maa ngi si biir ngir ñun soofalee boppam so kooku façon nit boobu noonu qualité bu nekk si Ousmane Sonko bi ngeen di wax Sénégal ak exemple lu raw loolu mu ngi si Halifa Sallah su nekkee déggu la diine bëgg sa réew fii buñ fi nekka parti bi ñun dañu war a nekk si under one umbrella ñu defar dëkk bi government bi daf ñu war a gestu xam ne ñun ñoo leen fa teg waaye seetal fii da ngay gis ne président wala ministre jabaram dafa feebar rek mu yóbbu ko Amérique faj ko yow suñ health sector si benn baaxut éducation bi dara baaxut ana covid money bu ñëwoon si éducation covid money bu ñëwoon xanaa ma laaj la ko de bro ana xaalis boobu dëkk baa ngi nii dëkk baa ngi nii région yi foo dugga ndox kër yi yëpp ñu ngi fees tam ndox saaku maalo dem naa for 2800
ndoxi pour baa ngi fu nekka bro wallahi azim su nekkoon ne dee ku dee da ngaa jug time bi soo demoon si bàmmeel bi nga konkoon nit nga ne ko ne maalo dem na 2800 wallahi du ñu ku fi bàyyoon saaku maalo ku fi bàyyoon saaku maalo 900 tey mu dee wallahi soo ko konkoon si bàmmeel nga ne ko maalo mu ngi 2800 wala dafa tëdda foofu moo ko gënal dan mu ñëwaat waxal de ma da ko waxal de sama waa ji ñu fan lañ nekk di dem bro fan lañ nekk di dem you know koo fi gis muy jiital biir di sampa kër di takkat jabar Dakar Air Sénégal xoolal every ngoon soo seetee fi Friday wala Air Sénégal suy dem guddi wallahi soo demee di nga fa gis ministre wala nga gis fa kenn kuy travel dem Sénégal aye loo miin di dem waay yow ay bro waa dañuy am jabar kii lim la wax lu leer la wax de lu serious bro suma diggante ak yàlla billahi wallahi talaay dañoo dem dañoo dem Friday Saturday Sunday Friday Saturday Sunday ñu ñib si waat lu leer jama na ko ñi am nañ alal waay du jiyaare du ma ne ma laa ne foo dem ñu ngee rocci waa ganaar pita buy naaw saa yoo roccee mbagay su yàggee du naawati non ñii dañu rocci ñii dañu suy bañ jee bro man maa ngi wàccee grade 12 8 credits laa wàccee ma def ma dem GTI study bro yóbbu naa suma CV am fenn fu ma ko dugalu bi reports ak lifi lii moo dee tax nit ñu dee stress parce que nga dem school ba jeexal sa whole life nga dem duñ la doo am liggéey man loolu laa mun a understand lii moo ma dee stress I was doing well more than them in school ñu ngi job dañ maa romba di dawal seen moto dañ ma dewa ci yow yaa ngi toog Gambie ba léegi ma ne leen ñu ne ma yow Paul nga da nga bëgg a business ma ne leen non du loolu man suma papa businessman la waaye man I just want to work for the country because I have been to school man I'm a graduate student from Gambia High maa ngi doon def science maa ngi toog nekkuma di def dara man sometimes daf dee stress man suma doon tukkat every day naa jeexal paquet non bu ci duga bro paquet bu ko jeexal dafa métti dafa métti bilaay the youths are not happy I swear no the youths are not happy and then we will never happy su nekkee ñu si système bi change système bi dafa war a change boy ñun yëpp ñun dañ war a nekk si under one umbrella ñu yëg yow ministre sa doom dafa graduate wala holiday sax da nga ko yóbbu Angleterre America sa jabar biir moo ko metti mu matu rek nga indi ko yóbbu ko America man aye bi dafa ma jaaxal sax aye ajuma ñëw dimanche I wish du ma xam nga si man nga ko déggee li jantel mais bi am na ñu bari man maa ngi amee jabar from America dafa ñëw Gambia ñu jël $1,000 si airport bi fii ñu ne dañ ko génneel taxi mu ne ma what is this money for ma ne ko man dama am pour fenal ko góomloo ko ne baxa bi dafa nekk di dem ci because soo ko waxee dafa rip up dëkk bi dafa wax ne dëkk bi daf ñu yaaxa daf ñu yóbbu si social media yaaxa ñu te loolu bëgguma kuy yaaxa suma dëkk dama ko am ma ne ko baxa bi dafa am fu moo dem pour yow as citizens of America lii mooy wone ne ñu ngi track sa passeport bi pour wone ne yaa ngi safe si dëkk bi bro loolu rek la am pour mu na fen pour ma defar wax bi because mënut a góom loolu moom mu ne fay na all is inclusive how come si war a jëlaat $20 from her sorry ma ñu jël ko ba pare xam nga $20 loolu wéccet bi ñoom ñoo ko jëlaat baxa boobu fan la nekk di dem laajal airport bi fan la $1,000 yi boobu nekk di dem du ñoo jël every kuy dugg ak waaye King bala ñu nga mute sorry bro système bi dëkk bi dañ need change King bala ñu nga mute bro yàlla nañu yàlla jàppale du man kenn youth su fi nekk graduate toog fi dafa bari dafa am ki ma doon benn tubaab tam loolu la ma mu ne ma Cerno waaye Gambie yéen mënu la ñoo defal styles yu ñoo technique amu leen compagnie bu ko def te Sénégal mu ngi ko fi amee sungufu meew compagnie factory yëpp ñu ngi am Sénégal te yéen lu nekk Sénégal mu ngi Gambia ma ne ko ne waaw ñun si grève lañ nekk because ñun amuñ a leader dama bëgg ñu am a leader boo xam ne dafa déggu because xam na ku xiif waaye soo ma man ma xiif nga dénk ma lekka dama koo cop because yow nit ki bu la nit diggee daala boo xoolal lim sol bu la nit diggee ne booy naa la may daala xoolal yim sol njëkka loolu olof la de because yow yaa ngi gis ku xiif nga dénk ko yàppa balaa ñun ñuy lekka ñun nga ko jox mu séddale moo ñun balaa ñu lekka moom mu suur bés because fii ku toog rek boppam la toogalagum because waaye nañ seet koo xam ne ku déggu la xam na diine xam the importance of the country respect nit yi ñu teg ko si toogu man Halifa Sallah muy keneen ak keneen man Ensa Fall man I work for dama ko dee liggéey dama dee dem site am man maa ko doon fixal satellite am everything dama graduate ma mujjee dellu si may def technicien waaye
dem naa ba ma xam ne hey Halifa Sallah déggu na ku gëm diine la te man gis naa ko feneen ba pare suma papa wax na ma li bëri man Serekunda laa juddoo ama naka tuwaat sax Serekunda si boori garage Brikama foofu laa juddoo 1985. dëgg foofu laa juddoo. waaye fu mu nekk mun ngaa daaneel bro. loolu rek laa amoon pour wax. ok ngeen baal ma jërëjëf mais ne ko yal na yàlla yokk a jaama yàlla def business yi mu sax. waaw ba nga si mun a njëriñ ci Gambien njëriñ sa famille ak ñeneen ak ñeneen sang yow suma nijaay nga suma nijaay sang la tudda santa Mendy so yow suma nijaay axan nga waaw nijaay so ñu may MJ mu ñëw nijaay after nga ñëw sang ma ngi naan ñëpp seen tur seen sant ok waaw depuis since around 10 I think was it around 10 ba léegi ma woon déglu live bi so mi ngi over na intéressé moo tax ma doon jéem a request pour mun a join. dëgg waaw comme ñu nekk di wax ne rek man comme affaire yi parti bi man te comme man tax ma jóg daal. waaw dëgg la I'm part of the country. When it comes to election I have the right to vote like any other Gambian. dëgg bu waaw because through vote mooy mun a yaa ngi teg candidate bi nga ne. pour sa ëllëg ak sa doom yi yaa ngi understand sa njaboot wante tamit lu dee bi nekk di demee moom daal feebar ñun yuut si parce que man amoon na temps bu ñu gas booxool fii nii naka sa fii nii Ghana Town fii nii pour Chinese black after in fii nii tam sa connexion bi dafa xawal fi ne mu ngi sang yaa ngi maa dégg hello waaw man laa dégg waaw ok mun ngaa wax ko sa network baa ngi reet yi mu ngi dog rek maybe sam naa si network bi la waxal sang waxal ñu ngaa dégg waaw lu ma doon wax rek moo nekk rek day was time bi nga xam ne ñu doon yéen fa amoon yenn Chinese suñu oyoon pour ñu sa leen boo fi ne Ghana Town dëgg so ñoom di reason ñoom dafa nekkoon di mine black sand bi from there after maa ngi dégg ñu la wax ne comme black sand bi so after from ñu buñ gasa foofu boo parce que boo suñu mayne black sand bi from the ci comme waxi boo bi la gaa day jël pour yelandi ko nga xam ne salt water bi mën a génn so bu gaa mayne foofu comme Ghana Town foofu noonu ba mu jeex si la gaa transfert nag dem Sanyang so after buñu demee gaa demee Sanyang ñoo demaat foofu noonu foofu at pour dem gas seen boo xool bi. The bore was not 4 inches, 4.5 inches or 6 inches. The bore was 8 inches. But sa xale bu ndaw sa 7 or 8 years. So what dugale sa dina fa rot. So comme façon li la Gambian si war a lijante comme day atin si nga xam ne comme fa government ñu ko def ñu bëri xamuñ si ñu war a lijante dañuy ak lu nga nekk def dëgg nekkut si yoon. xaalis bi fan la nekk di dugg xaalis bi ak kan xam nga affaire yi bu ñu wax ne mooy chip bu ñu wax noonu comme nekk tam baa ngi doonu ndax loolu dëgg dafa nekk di soft power for our country war nañ ko mën a kon ne ko European bi war nañoo toog ñu liggante loolu noonu yaa understand am na lu bëri li nga xam ne comme lu ñu fi war a liggante dans dara di wax ne Marong dañu balal nga mute Marong ñu bàyyi sang mu wax Marong balal ñu nga mute ñu bàyyi suma nijaay mu wax waaye tey suma nijaay laa fi am tur ak sant yëpp moom la jël su nijaay waxal comme lu ma nekk di wax rek comme am na lu bëri lu ñu war a lijjante fii ne daan yow de ñu affaire yi parti parce que ko nekk di topp ma ne xëy na UDP wala NPP ñoo ngi noonu après suñu demee ba toog yooyu nekkaluñu la fi da ngaa seet mais dañ la fi nekkal ndax yow yaa ngi am nga liggéey comme man boobu nu ko waxee ceeb fii nii man ba am crédit amul now which is very sad. Very sad comme si comité boobu mën a bokk si dem ne moom comme Serekunda la juddoo man maa ngi dëkk Serekunda fii nii foog naa ne sax si noonu ak moom tolom bi fii nii mu am nii
wala mu am député fii nii pour que dafa rep ci National Assembly bi Moussa Thiam fii nii comme war ngaa mën a xam sa gox koy mën a votal xam ëllëgee yow soo amee jafe-jafe di nga mën a dem si ñooñu noonu tamit ñooñu noonu dañu mën a am comité xaw naka la xam na sax comité something la ko mën a wax. guys nañ tap live comme bi ñu lay mën a jàppale daal. waaw comme ñu lay mën a jàppale pour nga mën a dem kanam. waaw dégg nañ la mooy li nga bëgg a wax am problème am yaa ngi am la ku lay jàppale. dëgg la waaye sànq fu mu nekk mun ngaa dareel after ñu may MJ mu ñëw fi jaay. sànq mun ngaa daaneel balaa MJ di ñëw sànq. oui foog naa man maa war a ñëw balaa MJ ndax yàgg naa fi nag MJ. ok. jërëjëf waay Mr King nuyu naa la men. jërëjëf waaw Babacar ñu bàyyi MJ mu daaneel after nga ñëw sorry de cause nekk ma fi woon dama xawoon a lifin waaye MJ daaneel la. ok su nekkee tamit. non ñëwal after Babacar dina ñëw ñëpp ñu ngi understand jërëjëf Babacar appreciate naa ko trop. all right thank you very much King. yeah. Again. guys nañ tapate live ñu yóbbu ko 40K waay nañ dem guys jërëjëf. MJ welcome. yeah acha mene ko jërëjëf waay King ñun ñëpp Gambia moo ñu fi dajale waat yal na suñ yéene àgga. amiin yaram. yeah again bala ma fàtte lii rek ma commencé fii in as much as we criticize government whenever bu ñoo wax rek nañ try di waxtaan based on facts. Yeah, okay. To my knowledge today, dégg naa suma sister bi dafa wax dara fii, but man as I know, su nekkee I'm wrong, someone might correct me. yéen da ngeen di ñëw seen plateforme yi buuri sax dina def noise man daal poli yéen am ngeen fit de. mbaa MJ mbaa doo poli bro man maa ngi tooñ de. It's fine. waaw xam nga séeréer rek yow yaa ma gën a xam. No, ñoo bokk a mbuus waaye nañu. ok waaw kon maa ngi cool kon. ñu continue. All right. ok li ma doon wax fii rek in as much as we criticize government today whenever we speak nañ try di wax based on facts. Yeah, tey to my knowledge like I said nit mun na ma correct if I'm wrong. As of now luñ am on document Gambia ñun amanguñ oil. So tey mënuñoo ñëw on social media to tell Gambians ne am neen wala amuñ because ñun amuñ àgganguñ to that stage. Because ñun right now luñ am loo xam ne I think ne which is the black sand or silica bi this is the only thing loo xam ne Gambia am na ko which is in Tanje Batakunku and Sanyang. So wow so moo tax most of the time luñ criticize government rek nañ waxtaan based on facts. Lii musuma ko def but I will say a little bit about Halifa tey because dama gis so many Gambians then they attack Pa bi and then dinaa wax little bit about him ñu proceed tey Halifa tey Gambians yu bari I feel ne the credit that he deserve nekkut di ko am because most platform tey dañ ko dee blame to things yoo xam ne Halifa musuta nekka si present government bi he was never appointed. Tey soo buggee kooku tey mu def certain things te nekkut in government kooku yaa ngi koo tooñ. Again Halifa dafa yàgga xeexal Gambia do Gambians know ne Halifa dem na jail more than 6 times during Jammeh's regime. Gambians yu bari they don't know Halifa and the late OJ Jallow lu gaay dem kaso benn Gambian politician musut koo dem kaso. Halifa bu man suma xam loolu tey mooy suma first time bro. Yeah, which is very true bro. Halifa bu moo mujjee dem jail rek yéen a ngeen remember the 2006 and 13 bu Jammeh doon accuse Gambians yooyu ñum doon jóg Kube Jaara ay doma leen. Halifa moo doon taxaw di ko xeex di binda everywhere. Halifa was in jail. Gambians yu bari they don't know. Mun ngeen noo dem ngeen make a fact finding. If I'm lying ngeen ñëw. Ngeen ma MJ lu ma wax du dëgg. dëgg nga wax. ñu bari xamuñ loolu Gambians yu bari they don't know ne Halifa dem na more than 5 to 6 times jail Jammeh kaso na ko. So moo tax tey Gambians yu bari suñ dee nekk di discredit Pa boobu sometimes daf ma dee naxari because Pa bi dafa xeex a lot ku dee toppa foreya Halifa dafa yàgga binda a lot Halifa musuta silent. Remember 2006 election bi Halifa dafa sonal Jammeh si parliament bi and Jammeh was very wise.
bu moo dem di toog yéen a ngi remember that coalition naat bu moo ñëw ak ñoom after Halifa ñëw mu toog si parlement bi di represent doy xaw ma ban clause la Jammeh use mu yóbbu ko by election mu defeat ko by Seyni Jaiteh mu ngi dëkk Serekunda Bambo ku xam li ma wax mun naa verify loolu tega so ñun dañ yàggaa toppa paa bi we know a lot moo tax tey so many Gambians suñ ñëwee di discredit paa bi daf den xari xam nga not ne all the time nga dee bugg a wax man musuma wax lii si benn platform so with this current government dëgga la Halifa was part of a coalition government bu ñëw in power but there are certain things Halifa mënut koo implement because musuñ koo appoint or anything te Halifa dafa try a lot because of proposals yu bari yoo xam ne asi woon nañ ko which was the think tank committee boo xam ne all Gambians foo munti nekk di nga tender sa CV ba lañ laa jox certain position but loolu yëpp tey ok at this point luy xew na the damage has already been done man li ma dee wax rek King te most the time dama dee gis ñu bari di ko wax léegi ñun Gambians yi what are we doing pour ñu mun a destabilize système boobu noonu ñu install système boo xam ne ñun Gambians yi yëpp dinañ feel comfortable to that system so man foog naa ne lii moo war a nekk suñu waxtaan right now as Gambian naka la ñu ñëwee ñu xeex together ñu form a united front bro King dama ko dee repeat soo bàyyi xel gis nga ñun Gambia fekk tooguñ bro ñu put suñ difference aside ñu bàyyi yenn certain things because am na yenn tour duma ko dee bugg a oosa pour di ko jox value ñu put all our differences aside we form a united front bro Gambia yëpp suñ Gambia la bro waaye Gambia tey booy lu dal Gambian ñun ñëpp ay jooy ñun ñëpp Gambian leen dëgg bu wér te amul a single party bu loo am doole man I agree ne right now as we speak UDP moo uppa doole every other party but UDP single-handedly mënut a defeat Barrow bro if Gambians did not put their difference aside billahi bu benn Gambia surprise 2026 Barrow will be re-elected again te kenn du si mun dara we have to put our difference aside ñu ñëw ñun ñëpp benn leen ñu mun a form a united front ñu mun a yóbbu Gambia fu ñu bugga but if not bro sa plateforme bi wala beneen la ñoo éegaati di jooy wallahi te yàlla ñu ci yàlla musal waay yàlla nañu si yàlla musal because bro système bu bon bu fa nekk suñ broda si suñ oncle yi suñ sister si suñ papa yi ñoo nekk si système boobu te fixe système boobu fekk daaji wuñ that système amul benn use Barrow alone he is not the Gambian problem we have a system problem boo xam ne dañ ko war a daaji if we don't do it bro ñun ñëpp ne noppale jaratut ñuy ñëw di waste energy and time to advocate certain things man maa la woon fen bi ma daane langu fii for now ma jërëjëf bro sa ay kaddu rafet na trop jërëjëf apprécié nañ ko trop Babacar xam naa mbaa ameewloo ma et si diggante bi non bu tey bi de yow tege ko aside in case rek yow xam nga nu fa demee ok no kontaan naa trop am nga thanks for nga understand xam nga MJ mu daan waa jërëjëf ñun leen la ji nga MJ daf ma gën a happy loo sax gis nga doomi Adama gis nga ñun Gambia lu ñu nekk di sonal MJ lu nekk ji nga MJ lu mu wax nii mooy solution Gambia lu ñu nekk di sonal Gambia nañ faate démba comme problème yi suñ diggante ñun neen about politique nañ focus on tomorrow loolu mooy future Gambia gis nga dangaa gis ku ñëw si plateforme wax loo xam ne dafa over make sense wa dangaa gis koo xam ne dafa ñëw tamit wax loo xam ne dina make sense wa dafa tax ñeneen mer te even suñ la ko waxutee sax danga dee laal ñeneen man fu mu nekk nii man Babacar man ji nga UDP NPP Halifa Sallah dafa def liggéeyal Gambia Halifa Sallah su doon déglu youth si fu mu nekk nii tey am na lu bari loo xam ne si moom dina ko naxari because of lan la Halifa du bugga ñu nekk si plateforme di xuloo di adjacente ay parti Halifa lu moo bugga mooy ne ñun lu ñoo def suñ ëllëg Halifa loolu la nekk di campagne di ko man bu ma nekkee xale man dama dee déglu Halifa waxam Halifa fii rek la dee campagne unite waaw nañ nekk benn so am nga UDP naka tuyaate Lawyer Darboe ñëw na def na lu moo def
yaa ngi understand lu ma wax Halifa ñëw na def na lu moo def keneen ñëw na ñoom Sidia Jatta ak everybody they do their part ñun suñu part mooy lan right now ñun lan lañ war a def lañ war a waxtaanee yaa ngi understand mag lu ñoo def lu war a def nañ ko ba pare ñun lan lañ war a def ñun yu si moo nekk ñu jàppante ñu dégluwante buñ topp buñ xoolal buñ seet ne ñun si parti bii lañ jógee kii si parti bi la jógee man kii nii si parti bu mu jógee like ma ko musuma koo like duma ko like yaa ngi understand lu ma wax buñ xalaatee noonu nañ xalaat kii ban idea la isi lu ñëw njëriñ yaa ngi understand despite si parti bu mu jógee loolu moo ñu mën a yóbbu si kanam waaye ñun Gambia sometimes dama dee déglu youth si dama dee overla am lu ma naxar suñ diggante ñun neen ñun dee waxee ay leen bàyyi parti yi nii di toppante ay leen toppante idea mooy di best moo ñu mën a yóbbu ci kanam ngir yàlla yaa understand lu ma wax ay kii dafa ñëw coalition ñun ñëpp la Gambia bi yëpp la coalition du UDP rek du Halifa Sallah ñun ñëpp la ñun ñoo fa doon nekk ñun ñoo fa nekkoon di yuuxu pour Yaya Jammeh jóg ñun ñëpp la Gambian bi dafa yaaga mel nii even su demee warga kenn seena bool sax mu ñu ne moo ñu jaay Gambian bi noonu la mel Gambian bi diw moo ñu jaay loolu la Gambian bi yaaga mel war a bàyyi loolu yaa understand lu ma wax Gambian bi always daf dee bëgg a ut ku moo blame yaa understand ñun ñoo fi bokkoon def lu ñoo def ñun ñoo ekati Yaya Jammeh indi baro feeboo wuñu ay leen seet solution nu ñoo def ñu génnee kooku noonu tamit teg koo xam ne xam nga moo ñu njëriñ ëllëg ñu bàyyi ne diw di bileemante ay parti di bileem parti bi di saaga parti bi di lifin parti bi amaluñu njëriñ fenn daf ñu génne wax delloo gannaaw ay understand lu ma wax Halifa Sallah liggéey na yaa ngi understand lawyer liggéey na gars yi bu doon def coalition nit yi di yuuxu seen gannaaw faate nañ ne xoolal ko kenn nekkutoon di wax façon wax bii nii ñun ñëpp dañ leen doon support gars yi dañ ñëw système muy indi mu féel soo nañ seet ñun yuut si ñun lu ñoo def ñun luñ war a def fu ñu war a taxaw ba am luñ bugga ñun loolu leen war a xelaat fu mu nekk ni ñu bàyyi yeneen wax yi ngir yàlla yonente bi man loolu laa am lu ma contribuer fu mu nekk nii ba ci kanam ma may ñeneen jërëjëf Babacar sa wax rafet na trop apprécier nañ ko trop jërëjëf Babacar apprécier nañ ko trop dëgg léegi ñu may maa ngi confuse nag démocrate king yaa waroon a ñëw de but ñu may Ibex mu ñëw after démocrate bàyyi mu ñëw waaw Ibex ñëwal kana latong jam jom kamar sudde na mar sudde seda okay jërëjëf welcome ñu ngi cool sant tay jabari po rek la bëgg nak Ibex kama ci dimbé bul worry loolu na la ko liggé may post may di helicopter la so kon doy na jërëjëf okay Ibex welcome bro. Oh, yeah, thank you so much. Topic mom is very interesting. We are back again about Gambia. And ñu mom Gambia bi Boubacar wax na ko yeb like di blame ante bi mom so demé warga kala su lose penalty tu séné waaw ñu ne ko ñu jaay dëgg ya ñu jaay té do bokk ci ataya bi ba ci lé bi ya ñu jaay you know so MJ tamit wax la fi lu am solo you know like when you look at it ñun we blame a lot why légui dañ bëgg a change right now ñu ne léegi Gambian bi yëpp ñu ne change lañ bëgg so can we try and put aside blame bi just for once you know dañ bëgg a change léegi nam bàyyi blame ante bi then we try and find a solution why to find that solution we have to come together as one why loolu I think in the Gambia right now loolu moo nekk a problem. And then Gambian, we don't ask questions. Ñun Gambian, like the individual Gambia, Kuto Keram, Osi Ghetto, Youth, Ñun Boys, we don't ask questions. All we do is blame, but we don't ask questions. Ñu ngi gis government bi mu ngi def lii dugg na fii génn na waaye ñu bari tey soo leen waxee constitution bi lan la wax sax xamuñ ko. This new constitution, people are shouting about it. Why so laajee ñu bari lu tax people are angry about, they can even tell you. So that says a lot about the individual Gambia. We have to start making research and to know what the government is doing. The government knows that you are ignorant when it comes to what they are doing. Every day.
and then dafa dem si TV bi mu wax li mu fenal la nga ne okay, that's true. It's just like, let's say the government said that they are going to build almost 260,000 I don't know homes. We shouldn't be talking about 260,000 homes. You have to talk about your infrastructure first. Your amulo that infrastructure, amulo loy bindale dekabisa. You know, your agriculture is poor. Your health system is poor. And then you are talking about 260,000 homes, and people are celebrating that. Why are you celebrating that? First of all, ask the government, where are they going to get that fund from? Is it going to be a debt? Are you the individual that you're going to pay that debt? You know, I don't want it to talk about it, but I have to talk about it. Halifa Sallah. And then people, man, on social media, people they brag about somebody more definitely fight for the country. Why Halifa Lum fight for the country? We don't even talk about that. Halifa Sallah Forea. I had that before. The only newspapers he read was Forea. Because Halifa, whatever was on Forea was facts. He was fighting for in 2016 after impasse, Gambia, it was Halifa Sallah going from one radio station to another. But Lulu, it doesn't matter anymore. Lulu, the most important thing now, we have to come together as Gambians. You know, youth, no war again, Jer Kartabi, Mary Nyoneka Sana Kartabi. And then these politicians, they are very wise. What they do is divide and rule. They know them see, you know, up countries. You just marry, suñ demee si badi bunka mba kiyankay ñu jox leen saaku maaro ak benn ci rek ñu ne baro e benn ci nole na fe mo leen famara ka do kilo bro bayal sa no you know, so politicians you buy politics saaku maaro ak politique. Why will you sell 5 years for just one bag of rice? 5 years of your life you selling it for one bag of rice or one bidon you diwlit. So Gambians, they have to look at themselves. Who are we? King tay amu Democrat ñëwal. Ma ñëw ndax Democrat mu ñëw. Democrat moom suma koto la moom bayal mu ñëw kon. Democrat fa na am ngeen nelaw de. Waaw moom ngi busy tuuti kon ba ma ñëw kon. Okay. Wa na on found rek mel ni lan laa doon wax rek because of after si man sama yi mënoon a génn sax dem doxlu ndaw dem toppatoo dara ñëwaat ma ñëw fekka am na benn koto bu doon wax de di jéema tuumal Halifa Sallah yeena things waaye mujjee ma déglu yëpp nag yee tuuti rek laa si jot a diga tuuti rek waaye pour dellu rek waxaat ko ne Halifa dafa clean pour politique Gambia kañ Halifa dafa clean Halifa kenn mënu koo tilimal ba si politique Gambia 3 years boobu noonu Halifa leeral na yëpp so xam nga so ku ñëw bugg a delluwaat wiiri waat bugg a koo wax leneen la def loolu moom tuumal la rek te doomi Adama bi moom noo mun a mel doo ñëpp mënul laa bugg a xam nga so ñu jéem a seet way forward xam nga ñu votal Halifa Sallah taxaw 2026 xam nga PDOIS is the only solution. Ba Halifa Sallah nekkatu fa di nekkatu fa di no Halifa Sallah fa bete xam nga yow soo nekkut PDOIS doo mun a xam PDOIS naka lam dee woogee Halifa Sallah moom si boppam moom bugut a taxaw waat understand nga bugut a ñaanaat toog bi waaye su ko PDOIS soxlee parti bi si boppam su ko niidee moom munut si dara obviously dafa ñëw okay xam nga so su fekkee nekkut fa sax waaye PDOIS ñoom seen boppa parti bi si boppam yoon yàllam dee dox yoon boobu noonu moo baax yoon boobu noonu moo mun a yore Gambia yoon boobu moo mun a teete Gambia pour Gambia dem si good direction na Gambien si taraay ñu saanil PDOIS ñu bokka ñun ñëpp bu kenn seet xet kii lii la kii Joola la kii Bambara la kii Séeréer la kii Olof la o kii Sose la o kii Manjaago la ñu jël yi yëpp pak ko aside ñu seet Gambia waaye ñun ñëpp a dee wax benn woot bi ne ñu bàyyi di seet tribe waaye still now tribe leen dee jiital dañ ko wax every year di ko wax every day man bala ma dee gina saat rek moo nekka su ma nekkee su ma dugalee vidéo nga man suma comment yi dama ko dee filter so maa ko dee war a approve bala ñëpp di ko gis nga gis ñi di wax ni waa yéen soose ni
yéen olof yi nii yéen nii lu def ma dee saat loo. Billahi very sad. Saat. Nga gis gars yi di xulóoxante di saagante ndey naan UDP nii pour lan. Pour lan always ñu nekk si ay yow lii nga wala yow lii nga it's sad man. King foog naa ñu demal Issa Faal de ndax du ma la xëcca si Issa Faal moom laa nekk di bëggee de bàyyi. yow Issa Faal waa ñu bàyyi King moo daane after nga ñëw Jobis. Issa Faal waa Issa Faal kañ. non Jobis yow bala nga ñëw français wala ñëw de Hamza sorry. Issa Faal moom kañ xarañ na trop sax moom jàmbaar la understand nga moom tam mooy loolu noonu loxoom tilimut bu baax. Understand nga moom mun nañ koo óolu tuuti waaye Halifa la ñoo gën a óolu PDOIS la ñoo gën a óolu dan keneen ak keneen understand nga loolu mooy main problème bi xam so ñun Halifa leen gën a óolu dan keneen ak keneen ku dul Halifa. yow foog nga ne 100% fu soone Halifa su toogee na mun a génne Gambia so many of this problème bu ñu nekk nii. boy bro gaawuloo dégga boy may wadde waaye billahi wallahi tallahi su ma waatee rek foofu laa em amatuma leneen lan laa see teg Halifa su ko joxee réew mi 2 years laa la wax 2 years 2 years Gambia dina am direction. dëgg waxuma ne Gambia dina développe de xam nga jël Gambia développe ko def ko leneen loolu noonu waxi politique la waaye ñëpp dinañ xam ne direction bi direction bu baax la. waaw su nekkee next 40 years things dina change daal. 2 years laa la wax. 2 years suñ ko mayee Halifa toog nguuri PDOIS toog 2 years Gambia dina am good direction bu moo dem. dëgg dinañ taxawal institution yu bari nga xam ne nii Gambia dinañ ko gis in a good direction. boy Halifa soo ko xoolee sa yow nga xam ne kii daat bu déggu la PDOIS seen boppa soo leen xoolee nga xam ne ñii mbiri njuuj njaaj bokkuñ si boy PDOIS is the only party nga xam ne nii dundee politique ak xaalis dundee dem jëndal nit yi won ma beneen parti bu nga xam ne nii ku dee dem defi ku du def loolu kenn mënut a ekkati loxoom wax ne man suma parti duy def lii ak lii gaa ngay jënd nit ñi every election. non waaye saa du ko Baro duy def loolu Baro. léegi may Hamza mu ñëw. non boy waay boy noo maa waxee ne Baro rek ngay pare nga maa wax ne boo ñu may Hamza ba ma tontu la foofu nga ne la. non jarut tontu sax because of gaay Baro yi nekkul su fekkoon gaay Baro yaa ngi fi sax munoon naa tontu. ok. waaw yow yaa ngi baax. waaw dara yow hey Hamza welcome. guys nañ tapate live bi nañ ko yóbbu 45. nañ ko yóbbu 45. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam yow loolu yaru nii yow. bro nuyu naa leen. fay nañ la yaa baax. maa ngi dégg sa gémmiñ baa ngi busy de. bul dégg sa papa dina la isil lekka. ko nii gerte sorry. daal bi naa la isil lekka bul dégg bul jooy. hello. waaw ma nga dégg. all right. Okay, I just want to talk about maybe little things. One or two things only. Comme ñeneen ñu bari ñu ngi wax about Halifa. I think Gambian ci kay ñu bari xam nañ kan moo nekk uncle when it comes to our politics. You know, uncle moom tilim moom xëj na doo mën a wax 100% mu ngi set but sooy compter ñooñu moom mooy nekk number 1. If you're giving them grading, he will be A+. All right. Another thing that I want to say, Mr. MJ, dafa am li nga wax when it comes to Gambia. Dama foog ne Gambia suñ main problem moo nekk education. Because so serious suñ percentage when it comes to education is very low. So serious dëkk yi nga xam ne dañ develop seen citizens yi dañ xam seen right. If you look at Senegal, for example, at least you can say most of their citizens, they know their constitution. Te doomi aadama nag soo xamutee sa luwa soo xamutee loo war a def sa liggéey kay everyday mistake ngay def foofu noonu. As long as jànguloo luwaay business booy def
wala jànguloo luwaay si compagnie boo nekka, you always fall into the ditch. One of the many reasons why we the Gambians, su ñëwee si voting, we always look at kii suma doomi nijaay la, suma doomi baay la, suma doomi baajan la, ñoo bokkoon school. Because we don't know kooku noonu lan la moo dem defi sax. For example, man, I'm from Nyomi, Okwa Nyomi, because I can remember back then, suñ vote be pare ni MPC ni, the guy never come back to our village. Do they musa ñëwaat foofu noonu? And as I was going to school as a student at the time, you know, lu bari laa doon laajte suma boppa. Lu tax ñi campagne su jotee dañ dee ñëw fii tega sabar, def lu nekk, tooga maalo, tooga benn cin. But su waxee ne election romb na bañ announce results yi gars yi duñ dee ñëw si dëkk bi sax ñu leen jërë ngeen jëf. And that lady at that time most of suñ dëkk bi any development, all the things that she was saying, guys, let's put the live in your share, guys. You understand? Okay, another thing is that I believe if we want to solve some of the problems too, we have to start working with our education system. It's very important. Jàng dafa am solo bu baax a baax. Even in Islam, it's been encouraged there to learn. It was among the first things that our Prophet did. And we the Gambians, we think that once you finish grade 12, you are already a graduate. The difference between you going to further, learn about the constitution of your country, is the responsibility of every citizen. The government can never come down to your house and be explaining or teaching you your constitutional right. You take it upon yourself so that at least you can know li ugly long mama war, li ugly small police li ugly la. But most of us, we don't know. While some of the youth they are in mile too, their family don't even know how to do it with the police. They don't even know what step they should take. Okay. Another thing is that there was one guy. I met him last week because where I worked, they were asking for someone and they tell me that they would prefer to have a Gambian like me. So when this guy, I spoke with him, Munyo, I was having a conversation with him because he came through the back way. So he left the Gambia last year in June, and imagine, from June up to date, they're still paying his salary as a teacher. Kokuno Neko Dilige almost for 1 year plus, and still they are paying his salary. I don't know, maybe someone could also help. Yeah, that was he told me. Wallahi, this is what he told me. Those are the ghost salary. Those are the ghost salary. Nobody in the Ministry of Finance. They are ghost salaries. They are just, you know. What the? Hi. He's telling me that. You can continue, Hamza. But guys, let's tap and share. Share. But bro, that one I was really shocked. You're not working and you're receiving that money. And he was telling me his full salary was being paid. Yes, some of them through his email. No, some of them that's not fair. The salary don't even go to them. Some of them, their salary don't even go to them. But people at there. And then another thing that he told me when he was on the journey coming, there was a time he needed money, and he have to use his brother. Imagine brother be more than see regional office be. The brother claimed the more neka boy be, and then he requested for the pay slips. He was given to that. They give it to him without any background, checkup. Allahu Akbar. No, dega ñun Gambia, we are lazy. I swear to my Lord. We are not ready. We are not going. I totally give up in my country. We are not going. Don't give up. Don't give up, bro. No, we are not going. How can I come? Man, my due. You just take documents and give it to me. Just like that. We have a long way to go. We have a long way to go. Wallahi, we have a long way to go. Even 2026, it is not for us. We're still not ready. We're still not ready. We're still the same people. Some ahead, more against ahead. We are still those people. We are not moving anywhere. Maybe those who are in the diaspora, at least they've been exposed. Guy in janga,
they know. But those in the Gambia, you vote because for us, there's no chance that we are going to vote. Chance bobu nekut fa bi legi. So those that will vote, the mentality bu guy suma poll mo gen sauce mo gen poll. That's the mentality they have. They are not ready. They are not ready. So if suñ bëggee pare daal dañu war a teg loolu yëpp aside daal lii daf ñu oversonal suñ dëkk bi boy. loolu dëgg la de. Gambia man duma dee xelaat saa ku ma la just around 3,000 de foog sa dambi loolu la dee jar. Come on, sa salary is 6,000. You buy one bag of rice, you're paying rent. The next day you go and bake lift and go to work. No, it's really sad. Wallahi, it's really sad. Suñ dëkk bi dafa over daw yaram boy. Nothing is working there. You talk right now, they just eating. Dangan neka politician te nga neka MP the next day sa bir bi newi na. Your families live in a very beautiful life and you forget about those that selected you, those that were running after you. Wallahi. It's very sad. We need people who are honest. We need people who are honest. MPs, they are very important in us. As MJ said, don't be surprised, they're gonna vote that in. Lolo, it's not maybe. They are going to vote it in because all of them are in for Barrow. He's going to give them money before December. So that bill is already passed. About something else. It's not in their interest. It's not their business. They don't care. All what they care was before, how can I be in that place? Nakalai toge tege for sumagadbi. Sorry for that. After they put their buttocks, they don't care anymore. Imagine they went and accept those motors. If those MP were honest, will they accept those motors? Listen, this government is a mess. It all started in 2017. Man 2016, Bokanasi. But after 2016, Bokumasi. Because one of the many reasons why Uncle left their camp, he knew all this nonsense will be happening. None of them were honest, starting from our grandpa to the last dot, none of them were honest. They started what they started with Barrow, and now he's finishing it. Sorry. It's very sad. Let me allow other speakers to speak. But our education, janga dafa important. You try new janga. Let us try to learn. Let us try to know our rights as Gambians. Let us try to read the constitution. Even country bonega. Try nga janga constitution. Nga muna ham. Man suma duge si problem naka lay gene fofu. It's very important. Constitution is just like, the principle of Islam, what you should do and what you should not do. It guides you. The flood they takes you on. The constitution also, it's a similar thing. Let us try to know our constitution. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tay Hamza mom dafa yaru waay jërëjëf waay tay dama yaru tay laalu mo pa bi laalu mo ten tay dama yaru dega Jobis nuyu nañ la cause ñu ngi all democrat mo fa dafa nekk ni la maa leen di fay yéen ñëpp nelaw bro dama do wut coffee rek okay cause la oyon after ñëw lo ñu baagam Jobis mu ñëw yeah sure okay manako maa leen di fay di leen wax ne jërëjëf seen waxtaan bi am na njëriñ because lépp pour Gambia mu baax la waaye Gambia mu baax fokk nit ñi ñu waxante dëgga I am very happy ne so many people ñi nekk ci plateforme bi ñu ngi wax ne Halifa def na liggéey Halifa jub na waaye man lu ma leen di laaj mooy ñoom lan lañ def pour Halifa yokka support bi mu am parce que am nañu fi wax ne PDOIS ñoom duñ politique xaalis te xam nañ ne politique xaalis daf si bokka lan lañ def comme loo miin ne xaalis daf si bokka xam nga politique fo nga am xaalis pour mun a def lépp lu nga bëgg a def du dëgg waaw te PDOIS nekk na parti boo xam ne ay doomi Gambian fiw doomi Gambian ñooy jël seen alal di ko fa def di support parti bi te ñeen ñëpp nangu ngeen ne
membership boobu noonu crowd boobu noonu nekkut foofu noonu li ma laajte mooy ñëpp ñuy wax ne Halifa liggéey na and they want Halifa to take the Gambia wala PDOIS duma wax Halifa because Sidia is there, Sam is there, ñooñu noonu yëpp nit ñu clean lañ seen track record depuis 1986 ba tey mu ngi jub kenn mënut a joxoñ dara loo xam ne nii def nañ ko lu ñu warut a lekka la ñun lekka ko te ba Yaya Jammeh tam ñëwee from 1994 di génne décret sami Halifa stood ñoom Halifa ak ñoom Sidia stood toe to toe with Jammeh lim doon bugg a impose ñoom ñu bañ ko ba 2008 ñu ñëwaat mu taxawalaat coalition that was not and not lu ko yaaxa it was Ousainou Darboe 2016 we came again another coalition ku ko yaaxaat bu ñu winee ba pare it was the same person again. So now we are talking about ne Essa Faal. Okay, let's talk about Essa Faal. Essa Faal wants to lead the Gambia. What did Essa do for the Gambia? 80% of his investment, he's investing outside the Gambia. Yow da nga bëgg ñu jox la suñu dëkk bi pour yow nga lead dëkk bi. And yow, you are not doing anything in the Gambia, but you want the Gambians to give you the country. What has he done for the Gambia? Dañoo wante dëgg rek ñun ñëpp. Because of the ñoo nga TRRC, after TRRC, there was COVID, you went around the country. Bro, mun naa la tontu si loolu benn 10 seconds so ma ko alawee. Man duma Essa Faal waaye in defense of Essa. Gis nga time bu Essa di pour nga understand rek xëy na xamuloo lii xëy na xam nga ko Essa investment sam ñu def Sénégal defu ko coobareem Essa time bu moo def investments Yaya Jammeh mu was in the country and ask any businessman in the Gambia ñu bari soo gisee ñuy def lu mel nii because most of their investments waa ji def ko day jékki-jékki mu siis te doo si mun dara so foog ñu bàyyi xel loolu ba pare Essa lu mu am Sénégal comes back to the Gambia man supportuma Essa waaye suñu waaye rek ñu naan lan la defal Gambia non xaaral ma explainal la rek Essa lu mu defal Gambia bari na man duma faani Essa de waaye Essa dëgg wax dëgg rek yàlla dëgg la buga Essa has been in justice Essa dem na ñëw na jàng na Essa liggéey na justice démocrate mu continuer ok bro Jobis dama démocrate li nga wax man xam naa ne during the impasse, during the struggle, so many Gambians were not coming to the Gambia and they were not investing in the Gambia. But 2016 to 2024 is 8 years since Jammeh left. Okay, MJ. So during that period, what has he done in the Gambia? Okay, can I come in? No. Comme kii nu doon wax rek. Comme lu ma bëgg a interject to Jobis, I mean, okay, dama dee gis lii like so many Gambians all the time, not only Essa Faal, dañ ko dee wax Gambians su bari, kii nan la defal Gambia pour mu run for president. I feel that is not fair. Every Gambian has the right pour mu run for presidency. So if you feel that you are competent enough to lead that country, you have the right. Essa, either Essa la, Mama Kandela or Ousainou Darboe, whoever, ku am sa alal, yaa xam foo ko invest,